asalaamaaleykum internetu Kadior Entertainment asalaamaaleykum waa Ngaye Mékhé tey ñoo ngi fii plus précisément ci quartier HLM pour suñu premier numéro Allô monsieur le maire donc premier numéro Allô monsieur le maire dafay recevoir ki nga xamante ne mooy monsieur Mor Diop candidat à la mairie de Mékhé xam naa nag dama leen di bàyyi monsieur Mor Diop présenté wu mu wax ñu moom mooy kan monsieur Mor Diop bonsoir. salaamaaleykum soxna Anna ñu ngi leen di fay. di leen sant di leen gërëm di rafetlu ñëw bi ci di nuyu tamit waa Ngaye ak li wër Ngaye yëpp di jiital ci nuyoo bi kilifa diine yi ŋànk dëkk bi ki ci jiitu mooy sëñ Makhtar Mbacké teewal fii xalif général des Mourides sëñ Mountakha Mbacké yal na fi yàgg te wér ak rakkam di nuyu tamit imam Modou Fall ca Pal di nuyu tamit imam yi Ngaye Diagne imam yi Ngaye Mékhé yëpp di nuyu tamit sëriñi daara yi nekk ci Ngaye yëpp te ka nekk ca bopp di sëriñ Cheikhouna Diop di rafetlu ñëw bi di rafetlu tamit émission bi. léegi suñ bëggoon xam kan mooy Mor Diop lan nga ñu mën a wax ci moom. dina jafe nit di wax ci boppam kan mooy boppam waaye rek ñu def li nga xamante ni si mënul ñàkk comme niñ ko waxee Mor Diop laa tudd maa ngi juddoo fii Ngaye Mékhé fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee sama waajur bu góor mu ngi tudd imam El Hadj Diop mu nekkoon imam ratib bu Ngaye Mékhé sama waajur bu jigéen tamit fii la dëkk fii laa màggee fii laa juddoo fii laa màggee fii laa jàngee ba fi jàng yam fii ci Ngaye maanaam BFM après mu jóge fii dem lycée Malick Sy foofu laa amee sama baccalauréat série A3 ba ma fa jógee tamit ma dem université foofu dem na faculté des lettres et sciences humaines boo ko jógee tamit ma amoon benn bëgg-bëgg maanaam benn mbébét ci sama àdduna ma ne woon dama bëgg nekk journaliste foofu tamit laa bàyyee université dem ci benn école de formation bu tudd ISIC Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication bu groupe Sudcom foofu laa amee sama lijaasa communication ak journaliste bi ma jógee foofu tamit ma ubbeeku ci métier mi maa ngi tàmbalee ci benn journal bu ñuy tuddee journal populaire yaakaar naa moo nekk njëkk a nekk journal people wala journal bi nga xamante ni si moo gën a yaatu ci nit ñi dañ koy liire donc ma jógee foofu tamit ma dem ci benn société bu ñuy tuddee SAPCO Sénégal ma yore fa poste conseiller en communication ci at yu bëri après nag laa fa jógee tamit demande ci beneen ONG bu tudd Appel Islamique Mondial ba tey jii nii yàlla def moo dugg ci politique di laajte mairie Ngaye bi. macha allah kon bu ñu jàppee ci sa présentation mooy monsieur Mor Diop doomu Ngaye la mais aussi journaliste la et puis expert en communication la ñu jàll ci suñu laaj bi ci topp mooy monsieur Mor Diop da nga ñëw nga ne da nga bëgg a nekk maire Ngaye mais lan moo motiver choix boobu. ndax mën nañ ko xam. waaw wax nga dëgg parce que li sabab ma bëgg samp sama ndën bu fekkee noonu lañ koy waxee. pour laaj dëkk bi mairie dëkk bi pour jiite dëkk bi. dafa am yu bari yu ko jiitu. bu ci njëkk mooy comme ni nga ko waxee fii lañ màggee fii lañu yaroo dëkk ci dëkk bi nekk doomu dëkk bi dëkk bi jox ñu lépp ba laata ñu fiy génn. ñu dem wuti xam-xam jàng yàlla dimbali ñu wërsëgal ñu liggéey yooyu yëpp buñ ko boolee dafay nekk jaar-jaar tubaab di ko tudde expérience te loolu ñu ni mënuñoo jariñ ñun kese bon na jariñ waa dëkk bi ak askan lu wees sax Ngaye ak ni ma koy waxee tudd Ngaye tudd Kajoor gépp loolu moo taxoon ma ni il faut que ma bokk kook ñoom ci loolu lenn dong la mën a doone ñu ci langue politique bala nga mën a jariñ sa aksan il faut que nga dem fa ñuy nase ak fa ñuy noccee te foofu ci politique dong lañ ko mën a defee mooy il faut que nga dugg ci politique samp sama ndënd laaj dëkk bi ngir liggéeyal waa Ngaye ngir jariñ leen ci li ma xam ci li ma am ak ci li ma mën bokk kook ñoom
waaw bu ñu jëlee ci li nga xam ak li nga mën nga bokkook waa Ngaye ñu gis ne Ngaye instant bi xumb na lool parce que candidat yi bëri na ñi samp seen ndënd bëri na ñi ngi wax ñii di wax affaire bilan ñii di wax le contraire ñu bëgg xam yow lan mooy sa atu pour nga yaakaar ne war nga mën a gagner dëkk bi. waaw lii sama atu mooy ci fi ma bokk pour samp sama ndënd. man ci coalition gox yu bees songu daan maa nekk seen candidat fii ci Ngaye Mékhé li sabab loolu mooy laata jongante yii di ñëw maire yi dama sampoon sama mouvement bu tudd songu daan defe naa atum 2018 laa ko fi sampoon bokkoon ci présidentielle yi nekk ci fii ñi nga xamante ci ñooy yëngu ci politique ci dëkk bi loolu bi mu weesoo dëkk bi soxla léegi mu am ñu tëral yoo xamante ni si ku bëgg a nekk candidat foofu ngay jaar man ma dem bokk ci benn coalition bu tudd gox yu bees ñoom ñu samp ma ñu ni ma Ngaye Mékhé mën nga ñu fa nekkal suñu candidat léegi ma jël turu coalition boobu tudd gox yu bees ak sama turu mouvement muy songu daan ñu boole ko mu nekk coalition gox yu bees songu daan pour mu ñëw fii ci Ngaye Mékhé pour nekk seen candidat léegi lu waral comme ni nga waxee ñu yaakaar ni mën nañ ñëw somb suñu ndën bu njëkk bi mooy ndaw lañu ñu ngi soog di bokk ci lu mel nii ci dëkk bi li ñu yaakaar ni moom la ñu ëppalee ñi ci des mooy suñu expérience ak li ñu war a mën a indi dëkk bi ñu dëxañ ko ci benn programme boo xamante ni si fukki poñ la ak benn yoo xamante ni si laal na lépp loo xamante ni si dëkkinu askan wi la. xam naa dinañ ci ñëw mais yow da nga yaakaar ne ci sa wax candidat yi fi nekk am na foo leen ëppee expérience wala yaa leen ëpp expérience ba nga xamante ni loolu atu la pour nga gagner dëkk bi. xawma candidat yi si des seen expérience kenn ku ne sa bopp nga xam. sama bopp laa xam. man sama bopp laa mën a waxal. xam naa ni daal waa Ngaye bu fekkee jox nañ ma seen kóolute. pour ma yore leen seen dëkk. dinañ ci gis njariñ bëree bëri yoo xamante ni si yaakaaruma ni gis nañ ko boobu ba léegi bi ñu dalee am maire ba ci suñu joni yàlla tey nii te ni ñu wax ci tubaab damay natt samay kàddu li may wax dama ko ci lu wóor laa ko teg loo xamante ni si incha allah bu yàlla defee ni li ñuy bébét am na dinañ gis bu baax li ma leen wax moo tax ma ni la yaakaar naa ni ñun ñoo nekk candidat bi nga xamante ni si moo gën a crédible gën a tegu ci yoonu ñu wóolu ko pour jox ko dëkk bi. waaw gis nañ ne par exemple candidat yi suñuy ut dëkk bi dañuy digaate gauche digaate droite def ay promesses yoo xamante ni voilà léegi yow lan nga xalaat ci loolu promesses yoo xamante ni parfois suñ leen joxee dëkk bi duñ ko tenir wala dañuy changer doxalin duñ ko respecter naka nga xalaate doxalin boobu nga xamante ni ñenn ñi nga xamante ni dañuy dagaan baatu askan bi suñ leen ko mayee bu ñu toogee neneen la ñuy doxalee lu waroo ak li ñu digoon askan bi. xam nga nit ku nekk bëgg-bëggam ak li mu bëgg. nu mu ko amee rek mu yaakaar ni nii bu ko defee bu waxee nit ñi nañ ko déggal ba jox ko moom li mu bëgg dina ci jaar waaye ñun nag duñ doxale noonu maanaam dig nit ñi loo xamante ni si sax bu ñu ne indi lu ñu weer ñu indi leen ko duñ àgg foofu liñ leen di dig daal mooy loo xamante ni si yanu na mën na nekk te mënees na koo liggéey te loolu bu ñëwee di leen ko wax ñëw ñu tooguñu rek suñu bureau wala suñu kër wala suñu nekk rek ni lii ak lii ak lii ak lii lañ leen di defal bu ngeen joxee dëkk déedéet boo fàttalikoo bu ñu suñu njëlbeen ci suñu waxtaan dama la wax ni 2018 moom laa commencé dugg politique fii ci Ngaye ak li ko wër booba ba léegi maanaam pour mu gën a leer sax mars 2018 laa commencé booba ba léegi wër naa Ngaye ay yoon yu bëree bëri dem naa ci dëkk wër Ngaye yëpp yu bëree bëri pour xool nan la ñuy dunde lan mooy seen jafe-jafe ma toog laaj leen yéen nu ngeen lan mooy seen jafe-jafe lan ngeen di dund ñii wax ma ni bii ak lii ak lii la demee boo ñëwee ci Ngaye ci boo ñëwee fii ci Ngaye ci exemple maanaam seet naa ñi nga xamante si ñëpp ñoo nekk ci dëkk bi dafa yëngu ñiy liggéey maanaam menuisier yi
cordonnier yi boucher yi ñoom ñëpp ak ñeneen kenn ku nekk ci ñoom corps de métier yëpp dem naa ci ñoom waxtaan ak ñoom te loolu nag du lu may wax nii am na ay firnde yu wane ni dem naa ci ñoom incha allah dinaa la kon après incha allah nga gis ni li may wax méngoo na ak li ma bëgg a dig nit ñi kenn ku ne ma laaj li ñu wax ma ñoom ne jafe-jafe yi ñu jàkkoonte seeni dund ak seeni liggéey maanaam mbootaayu jigéen ñi tamit dem naa ci ñoom ñëpp dem naa laaj leen kenn ku ne ci jafe-jafe maanaam ci seen mbootaay ak nag seen dundin sax ci dëkk bi ñoom ñëpp ñu wax ma ko loolu laa boole yooyu yëpp laa boole ak li ma xam ak li ma jàng moo boole ko mu nekk benn programme boo xamante ni ci leen sukkandiku léegi wax ni bu ngeen ñu dencee dëkk bi ci juróomi at yi di ñëw noonu lañ leen fas yore noonu lañu fas yéene yore leen dëkk bi dëgg la te yaakaar nga ne yow bi nga defee recensement problème yooyu ak soxla yi ñu wax la ko yaakaar nga ni war nga ko mën saafara boo nekkee maire waaw bien sûr yaakaar na buñ ko budul woon loolu kay du ñu laaj dëkk bu ñu woon loolu kay nii yaakaar na mënu saafara jafe-jafe askan ak seen soxla kay wax dëgg yàlla amuñu fiti ñëw ci taxaw ci ñoom naa leen jox leen dëkk bi dañu yaakaar ni dañ ko mën a war a mën a faj saafara ko moo tax ñu ñëw laaj dëkk bi pour ñu jox ñu ko waaw xam nga dañ ne dëkk bi dafa rafet dafa baax am na tali am na lampe dara manqué wu fi ci loolu la ñuy def transition pour jéem a wax ak yow nga citeel ñu rek si possible les grands axes ci sa programme waaw am na loo njëkk wax ne nañ dëkk bi dafa rafet waaw dëgg la waaw kenn du suuf sëkk jëf du suul jëf waaye damay faral di wax ni nit boo xamante ni si da nga xëy ñu ni la mën nga am junni nga xëy am koo dajeel wala koo nekkal mu koy jox la ñaar fukki dërëm yow nga yaakaar ni ñaar fukki dërëm yi mooy àdduna ak li ci biir doo gis lu dul ñaar fukki dërëm yi waaye bu la leeree ni yow liñ la jox junni la waroon a doon kon doo gis ñaar fukki bi dëgg la loolu lay méngoo léeg li ñuy wax ni moo am ci dëkk bi fi mu ne nii 300 millions xajul ci tali ak lampe yi ñu fi def kon xel war na xam ni liñ fi def nii état bi moo ko fi def ni mu ko defalee ngaay noonu la ko defal commune Sénégal yëpp noonu lañ ci bénéficié donc ce qui signifie que ni ñun bu ñu ñëwee am nañ yeneen doxalin yeneen tërin yoo xamante ne si pàcc bu nekk lu soxal doxalinu dëkk bi gis nañ ni dinañ ci def loo xamante ni si dinañ kawe weesu njort waa dëkk bi ni lii waroon yaakaaroon duñ ko am mukk parce que ci programme bu mucc ayib ci lañ ko teg boo xamante ne si tey jii sax laa ko génne dugal naa ko ci réseau Facebook yi journaliste yi dinañ ko génne incha allah samedi bii di ñëw laay dajale ñëpp pour ñu waxtaan ci kenn ku ne joxe ci xalaatam ñu sottante ci ay xalaat mu xam kenn ku ne ma tojal ko ni ko lii ak lii ma bëgg nii lañ koy defee te fii la ñuy jaar pour def ko parce que bëgguma rek joxe programme boo xamante ni si dañ koy jàng rek pare ci parce que dama bëgg toog ak nit ñi ñu wax ni programme nu mu demee lii nga wax ni la dem mën leen nii la dem nii ak nii lañ koy defee incha allah. donc sans trop entrer dans les détails est-ce que mën nga ñu waxal les grands axes de ton programme bi fukki poñ la ak benn xam naa du ñu mën a wax yëpp waaye damay jël yi nga xamante ni si moo ci gën a fës yi gën a soxal waa dëkk bi dama wax ni bi ma gën a soxal man te yaakaar naa ni moo gën a soxal waa dëkk bi te bi ma wëree tamit loolu la ñu wax mooy suuf suñu dëkk ñun waa Ngaye suuf suñu dëkk tubaab ñu koy waxe extension du périmètre communal il faut ñu yaatal ñu suñu suuf ñun suñuy doom wala sax suñuy sët léegi si biir ñu am fu ñu dëkk ndax fi mu nii boo ko seetloo muy man di yow wala sa doom incha allah wala say sët ku fi soxla suuf ci jamono ji ñu toll nii foog nga jéggaani ko ci commune yi ñu wër pour nga mën a am suuf te loolu nag commune bu toll ni Ngaye boo xam ne 1911 lañ ko samp bokk ci commune yi njëkk ci Sénégal boo génnee 4 communes yi war nañoo weesu fi ñu toll nii daanaka jigéen nañu fanweeri junni doomu aadama fii ci Ngaye mi. mooy 30 000 habitants 30 000 habitants. te statistique yu ANSD agence nationale de la statistique. fii ak
ñaar fukki at dinañ si jege 45 000 maanaam ñeent fukki junni ak juróom dinañ ko jigéen loolu fi mu ne nii bu fekkee jóguñu ci léegi nii mais tooxi doona ko doy waar la fi indi ak suñuy dëkkandoo yu ñu war parce que il faut que ñu am fu ñu dëkk mënul ñàkk parce que ngaay dañu tànc dañu xaw a tànc maanaam dama la wax ni la fanweeri junni nit yi ñu nekk macha allah car xam nga ñu ngi dund ci 4 kilomètres carrés boo ko doon jël ci densité 7300 et quelques habitants loolu dafa jéggu dayoo xam ba xam autorité yi ñu ñuy dégg xam nañ lool waaye il faut que moom loolu ñu taxaw ci ñu jóg ci ñu mu gën a gaaw ñu fajal ñu ko am na ñu ñuy dégg nag loolu laay wax ni il faut que am njiit loo xamante si loolu mooy jitteem commune bi amul sañ-sañu xëy ni day yokk périmètre maanaam yaatuwaayam waaye nag ki koy jiite am na sañ-sañ ak wareef boo xamante ni si dafay jóg xar ci tànk tubéy mu gënal ko lépp lu muy dox nag lu dul loolu ci commune bi pour ñu yaatal suufu Ngaye parce que Ngaye moom ala kulli alim il faut que ñu yaatal suuf si mënul ñàkk. mais je pense que ñi fi nekkoon maire bi fi nekk l'actuel maire Maguette Wade gisoon naa ko ci ay début mu doon il parlait du bassin du Cayor dajale maire yi ni le maire du Cayor mais je pense que ne loolu aussi est-ce que du si initiative yi nga xamante ni dinañu mën ñu yokk périmètre communal bi mais je pense que xaw ma fu mu ci toll mais yow nan nga gisee loolu le fait que mu dajale woon maire yi def tuddee fii zone bi le bassin du Cayor doon nañ wax sax ne dañoo bëgg Ngaye ñu def ko département ñu ériger ko en département léegi yow lan nga ci xalaat. man j'ai proposé meilleur dama wax ni dañuy créer maanaam ñu sos communauté d'agglomération loolu laa wax ñu sos ko maanaam ñu dëkkal muy Koul Mewane Mérina Dakhar ak Ngaye Mékhé ñu def ko benn communauté d'agglomération boo xamante ni si dañuy lëkkale seeni doole ak seeni xalaat teewul kenn ku ne li nga yore li nga moom kenn ku ne li nga nekk Koul day continuer di nekk commune Mérina Dakhar di continuer nekk commune Mewane di continuer nekk commune Ngaye di continuer nekk commune waaye li nga xamante ni si moo nu boole moo ñu lëkkale ñu fexe ñu xool nu ñu koy dundee ñun ñëpp nga xamante ni si dina mucc ayib nga xam kenn ku ne dina ci gis boppam waaye nag loolu teewul comme li ma wax nii kuñ ci mën a génn ça ne veut pas dire que kenn ku ne da ngay nangu li nga yore mënul nekk parce que weesu nañu loolu fi mu ne nii laajatul loolu lëkkale ay doole ci la ñu nekk loolu moo tax bokk na sama programme boo xamante ni si dañuy jël ñeenti communes yooyu yëpp ñu boole ko def ko benn communauté d'agglomération ñu woo ay ñi nga xamante ni si seen xel ak seen xam-xam ci loolu la màcc ci décentralisation ñu tëggal ñu doxalin boo xamante ni si bu ci jaaree ñun ñëpp dinañ ci gis suñu bopp. maintenant ce programme jigéen ñi ban wàll lañ ci am. waaw ñoom ak ndaw ñi. ak xale yi. ñoom ak xale yi. ñu ëppale maanaam buñ ko doon càmbar ñi nga xamante ni si moo leen ci gën a soxla. jigéen ñi am na lu bari loo xamante ni si ñoom ñoo ko moom ci sama programme. mooy il faut que ñu wutal leen loo xamante ni si dinañ mën a demal seen bopp. parce que damay faral di wax ni su ma dee génn ci dëkk bi ak dëkk yu ñu wër. dama gis ni liñ leen di ñoom wax rek ñaar yi du génn ñaar yi. dinañ leen wutal financement dinañ leen wutal formation dinañ leen defal formation ma ne leen xanaa financement formation dafay war a jeex dina dakk man ba ma commencé xamee ba léegi fu nu dajeeg jigéen di leen wax naan leen wutal financement dinañ leen wutal formation il faut que ñu passé loolu il faut que ñu wutal leen yoo xamante ni si benn yoon lañ leen di financer mu jeex ñu demal seen bopp benn yoon la leen di former mu jeex mu demal seen njàng moo gis dafa am fu muy jeex julli goo gis am na salaamaaleykum man nanguwuma bis bu ne ñu leen ku leen soxlaal li nga leen njëkk wax daal boo ñëwee bon dinañ leen wutal formation après dinañ leen defal financement di leen ko jëndee di leen ko xuppe pour li ñu soxla ci ñoom mu am ñun nag dañu wax ni loolu dinañ ko dépassé dinañ leen wutal benn centre de formation boo xamante ni si dañ koy def fii ci dëkk bi am nañ suñuy partenaires yoo xam ci waxtaan nañ ñoom am ngeen suuf si
am ngeen suuf soo leen def centre bi. ku doon wax ni kay da ngay wut suuf soo nu mu tudd suuf soo yaatali sa dëkk xam nga ni kay pour bala nga naan naam nekk fa waaw kon kay waaye dinañ xool ñàkkul foo xamante ni si dëkk bi loolu mën nañ ko fa def loolu moom du ñàkk. parce que yaakaar naa ne daal maa ngi dégg ñu naan maye nañ fi terrain joxe nañ fële lii est-ce que su yàggee suuf soosu. loolu fi ngeen bëgg a def centre bi di ngeen ko mën a def. loolu moom xaw ma ci lu bari parce que nekkuma fan koy joxe. loolu moom dara wóoru ma li ma xam daal te wóor te mu wóor moom mooy bu ñëwee incha allah jigéen ñi. moom dinañ leen wutal centre formation. seen mbébét sa mbébét la daal. sama mbébét la. te yaakaar naa ni dina nekk incha allah bu ñu ma waa Ngaye yëpp joxe seen kóolute. sama mbébét mooy wutal leen centre de formation. dinañu leen wutal kuréel goo xamante ni si nii banque lay doon. wala mu nekk loo xamante ni si da leen bunge. nga xamante ni si ku bëggati. loo xamante ni si sa wàllu yëngu-yëngu. di nga dem foofu ñu dimbali la jàppale la gunge la ba nga xamante ni si boo demee yiñ lay teg wala ñiy soxla nit ñi nga xamante ni si buñ soxlaa rek dañuy ñëw ñu jox nañ temps ñoom ñëpp ñu dégg ni diw joxe na temps te yàlla xam ne ni temps boobu du demee noonu loolu ñu bàyyi ko foofu demal seen bopp dinañ leen wutal kuréel goo xamante ni si nag loolu la leen di jariñ loo xamante ni si buñ fa demee li ñu bëgg ñoom kuréel gi dina leen ko defal te du leen teg daan yenn daan yi nga xamante ni institut financier yi maanaam banque yeeg ñu def crédit du àgg foofu waxtaan nañ ay partenaires yoo xamante ni si ñoom noonu nee nañ loolu dinañ leen ci mën a dimbali ànd ak ñoom si ñoom loolu dimbali leen ci donc loolu benn ci point bi la maanaam gunge leen ci wàllu koppar ñaareel former leen boo xamee formation bopp la formation yi nga xamante ni si dañuy ñëw rek kenn nit moo ñëw wala lenn moo leen di soxla wala benn programme moo leen di soxla ñëw ñu dem lii dafay nekk comme école maanaam xale yu jigéen ñi sax yi nga xam ne seen jàng dafa sooxe mu ñëw dañ fay dem dinañ jël sax ñi leen di jàngal yi ñi nekk ci dëkk bi te ñu formé la woon leen te ñu man ko ñu nekk foofu teg leen fa ñuy formé nga xamante ni si maanaam aana wala rakkam wala magam bu ca paree di ubbi makkaanam palaasam dem liggéey dootul soxla ay financement. mais ci wàllum financement dafa mel ni jigéen di Ngaye dañu ragal banque yi parce que dafa am benn banque bu fi jaaroon bu tudd Ribis boo xam ne ba léegi dafa dem ak xaalisu jigéen di Ngaye donc yaakaar naa ne foofu aussi nan nga mën a aborder jigéen ñi ba nga xamante ni dinañ joxaat seen confiance ay instituts financiers yoo xamante ni parce que déjà ñàkk nañ confiance boobu. loolu nu ñu koy woddee la rek. bu fekkee ca njëlbéen ga sàmmonte na. lii war a aar loolu lépp ñu sàmmonte ko maanaam waxoon naa ci njëlbeen il faut que ñu boole leen ñoo xam ci loolu mooy seen métier. ñu jaral ko ci yoon ñu war a jaar yëpp ba nga xam ci yëpp dañ koy tëj ba xamante amul fenn foo xamante ni si seen xaalis bu fa duggee dina laatu ci loolu la ñuy njëkkee d'abord ba pare bu loolu pare nag après ñu ñëw woo leen ñu jaar foofu jaar ci yoon boobu mais daal duñ leen jaarale fi ñu jaaroon ba nga xamante ni si seen xaalis laatu na fa wala seen am laatu na te sax du demee dañ leen di laaj xaalis ñu fay def ñun li ñu bëgg mooy dañuy bëgg xaalis ñu dem foofu jox leen waaye kenn du leen laaj dërëm ni leen indi leen lii ba pare parce que nit doo ko dimbali ni ko indil sa doole ba pare mu lay dimbali loolu yanuwul maanaam ñun duñ doxee noonu dañ leen indil loo xamante ñoom ñoo fay dem buñ soxlaa ñu dem fa ñu jox leen lu ñu méngool lu nga xam ne loolu lañ soxla ñu jox leen ko. lan mooy wàllu ndaw yi lan mooy wàllu ndongo daara yi mais xam nañ ni tamit Ngaye dëkku artisanat la ay artisan dañ fi nekk artisan yooyu lan mooy seen wàll ci sa programme. wax nga dëgg ci programme bi waxoon naa leen ni fukki poñ la ak benn. boo génnee jigéen ñi ma wax. nga génnee yokkum suufu Ngaye bi moo la wax. ñetteelu poñ bi. mooy wàllu ndaw ñi maanaam formation ak emploi muy tàggat ak am xëy loolu nag bu ñu ko dee wax ndaw ñi lañ koy jagareet parce que ñoom ñoo yooyee lool ci loolu ñoom ñoo toll ci lool bu dee ci wàllum tàggat maanaam ñu koy wax formation dañuy wax ni dafa am neneen nuñ koy defee maanaam ñiy liggéey ci wàllu der ñiy liggéey ci wàllu tailleur ñuy liggéey ci wàllu menuisier wala corps de métier yëpp comme ni nga ko waxee sànq kenn ku ne dafa am ñaar ñu nun koy doxalee dañu wut benn centre de formation boo xamante si ñoom ñëpp
foofu la ñuy dem di tàggatoo centre boobu nag lépp mën nga fa lu soxal kenn ku ne ci la ngay liggéey dina fa am waaye boo jëlee centre de formation boobu dañuy jël ay centre de formation yu ndaw maanaam nga jël cordonnier yi comme noonu mën naa cee wax parce que am na fu ñu jaar ak ñoom parce que utal nañ leen benn usine bu amoon fii nii ci sax ci wax bu juunu ñu ni wax usine Bergamo demewul noonu loolu beneen waxtaan la dinañ ci ñëw ba daal ñu jàpp ni utal nañ leen fii benn usine depuis 2018 lañ ko commencé woon ba mu ngi fii nii mais dafa am yu ci xew yoo xamante ni si du fii lañ koy waxee xam ni daal usine yi ñun ñoo ko fi indi man ak sama mag ak ñoom ñu nekk Italie ñoom ñoo ko fi indi loon pour waa cordonnier Ngaye yëpp ak lu ko wër donc ñu usine bi mu amoon ñaari vocation bu njëkk bi mooy centre de perfectionnement la woon ak centre de formation perfectionnement mooy maanaam képp kuy liggéey wuudee ci Ngaye boo amee loo fiy liggéeylu ci machine yi comme machine yi fa leen fa ni dafa xaw a xarañ lu mën nga dem foofu machine yi defal la ko liggéey loolu pour su liggéey gën a set mu gën a gaaw loolu weesoo ñu ni formation la woon pour tàggat maanaam dañu waxoon ni tamit dinañ seet ñan ñoo mën a nekk Ngaye ñu mën a tàggat ñi fiy nekk xale yi surtout nañ leen gën a yokkale seen formation wala buñ paree seen buñ leen formé ci atelier yi ba pare laata ñuy dem ber seen daara ñu jaar foofu ñu former leen ñu gën a am xarañte ci li ñuy liggéey loolu pour wala benn pàcc ci formation yi maanaam corps de métier yëpp ñu leen nan lañ koy defee ni ñu ko defee ci cordonnier noonu lañ ko bëgg a defee ci menuisier métallique yi incha allah am nañ partenaires yoo xamante ni ñu ngi waxtaan ak ñoom pour ñoom tamit ñu wutal ñu ay machines yoo xamante ni mën nañ leen ko fii indil niñ ko indilee uude yi parce que bu ngeen demee fii mu ngi fii nii sorwul mën nañ gis machines yi ñu gis ko noonu leen ko bëgg indile corps de métier yi nekk Ngaye yëpp te loolu mën na nekk du ay wax parce que indi nañ ko fi ba pare ci yooyu lañ bëgg sukkandiku pour dimbali ndaw yi loolu wàllu formation la léegi mu wàllu emploi xam nga ni commune du mënul joxe emploi ñun ñooy joxe emploi waxtaan wax dëgg ci la parce que loolu laa doon wax ci sama discours bi ma doon def ci bi may annoncé sama candidature ma ni wax ndaw ñi ma ni ñaari yóbbal laa leen di jox il faut que ñu bañ a gëm ni lépp dañ leen ko war a dikk pour ñu wax ne ñu mën a xam ni lii mën na am foog ñoom ñu gëm seen bopp te mu ni cëpp ni lay ni jonn loolu amul fenn bu leen ko waxee mënul nekk loo gis dañ koy liggéey ndànk par ndànk ba keroog muy egsi mais képp ku leen fi dikk ni mën nañ leen a jox liggéey ci tàng-tàng bi loolu mënul nekk li mën a nekk mooy ñu dimbali leen ci loo xamante ni si képp ku jóg wuti liggéey di ko fa fekk maanaam ñu créer condition yi nga xamante ni si mooy leen di mën a permettre bu ñu bëggee xëy wutum xëy ñu am ko loolu lañ leen mën a dikk mais mënu leen a dikk dina leen maanaam kenn ku ne da ngay indi sa CV sa jaar-jaar nga jox ko ñu la bu subaa dinañ la jël nañ la nga dem liggéey foofu loolu déjà commune bi mënu ko. dëgg la commune mënu la joxe liggéey mais mën na yéwanal mën na ko faciliter moom laa lay wax ba nga xam ni xale yi dinañ am liggéey parce que ñàkkum xëy mi bari na trop ci Ngaye moom laa lay wax ni il faut que ñu wut jumtukaay yi mën a fexe nga xamante ni si yëpp teg nañ ko fi boo ndaw lu jóg Ngaye ni ci lii laa yëngu mu fekk condition yëpp am na ci bu nga xam ne bu ci yëngatoo rek dina du am jafe-jafe pour mu sotti loolu la commune bi mën a def waaye commune bi mënul ndaw bu ñëw indi CVM ni diw laa tudd dama bëgg liggéey ñu dem jël loolu amu fi. après ñu rangé ko ci tiroir yi classé aux oubliettes parce que mënuñ ko xam nañu loolu du suñu vocation mënuñ ko parce que commune bi emploi yi mën a joxe yu néew lay doon te gis nañ ko mais li ñu mën mooy fexe ba kenn ku ne ci li nga bëgg a yëngu ñu dimbali la ba nga xamante ni si boo jógee di ci yëngu doo am jafe-jafe te dina gaaw parce que dina la créer condition yëpp yi nga xamante ne si am na pour nga mën sa yëngatu mën a gën a gaaw. ndongo daara yi nag. ndongo daara yi ñett pàcc la bu njëkk bi mooy ñi gën a mag mooy étudiants yi am na lu ñu nar ci ñoom lu ñu leen bëggal
maanaam bourse créé leen bourse. ñu tuddee ko un étudiant une bourse. maanaam étudiant bu ne am bourse. bëgg nañ daal étudiant ngaay yëpp. te dëkk ngaay. ñu wutal leen bourse. loolu nag buñ ko dee wax dina yéem ñu bari. parce que commune ngaay. amul xaalisu wutal étudiant bu nekk bourse. loolu foog ñu leeral ko d'abord. mais déjà defar nañu benn document loolu defar nañ ko en 2019 moom lañ defar document bi boo xamante ni si c'est assez volumineux. pour wax nan la ñuy defaree loolu nan lañ koy fexe ba mu yëngu nga xam ne étudiant bu ne bu jógee mën nañ ko wutal bourse. am na ñu ci waxtaanal ñu nekk ci bitim réew ci réew mi sax mais bitim réew la gën a bari buñ leen ko waxee ni ne ñii lañu bëgg a defee ñi nekk ngaay te nekk étudiant ñu nekk ci ay jafe-jafe. te seen jàng ñu bëgg mu sotti. ñu bëgg ngeen jàpp dimbali ñu. pour ñoom ñu mën leen wutal bourse buñ ko gisee ñun lii de lu jar xar tànk tubéy la lu yoo xam si jar na war nañ ci jóg pour dimbali leen. ñu ne bu ngeen ñëwee ñu waxtaan ci dina xool ñu leen dimbalee ba lii mu mën a nekk du ma mën a wax nag parce que comme que programme du mën a wax nan lañ koy defee parce que damay ragal. waaw doo wax nan lañ koy defee mais xam nga souvent. mais da ngay gis ñu may étudiants yi bourse mais sans les accompagner parce que parfois bourse bi la bourse est insuffisante. du doy ba nga xamante ne nit ki koy am day dem ba ci biir mu am jafe-jafe. bi ci des aussi mooy gis nañ les étudiants de Mékhé yi nga xam ne ñi ngi nekk déjà Dakar. parfois dañuy jànkonte ak problème mu logement. voilà parce que am na ñu ma ci. léegi loolu yow yan jéego nga ci def wala masuñu la sollicité. am na ñu ma ci jot a waxtaan fii ñëw nañ fii seet si ma ñaar wala ñetti kuréel waxtaanum seen jafe-jafe ci seen wàllu dëkkin wala seen ci lu gën a global daal seen wàllu nekkin. muy Dakar ak yeneen dëkk yi nga xamante ne si foofu la ñuy jànge waxtaan ci ak man lii ma leen wax rek loolu laa leen wax ma ni leen mënuñu étudiant bu ne ñu jëkkati suñu poche jox la wala association bu ne ñu jëkkati suñu poche jox la li ñu mën a mooy programme bi ñu sër pour yéen da ngeen bokk ci mooy un étudiant une bourse ñu xool ba incha allah bu fekkee yàlla def na dëkk bi ñu am kóolute jox ñu ko programme boobu lañ leen nar a defal même sax bu dul loolu naroon nañ ko def bu dul woon politique bi naroon nañu def un étudiant une bourse parce que am na ñeneen ñoo xamante ni si waxoon nañ ñu dimbali leen ci loolu te laaj ndimbal bi dafa xawoon a commencé bari ñu ni ko ñu fokk ñu xalaat ñoo xamante ni si ñëpp lay doon ñëpp lay soxal nga xamante si buñ ko defee benn yoon dina soxal ñëpp te loolu boo amee du benn at rek lay doon dañu bëgg at bu ne ñu koy def comme ni état bi joxee bourse étudiants yi commune yi tamit di jox bourse ay étudiants bu ñu paree ci loolu wàllu étudiants yi wàllu ndaw ñi maanaam ñu nekk ci école yi maanaam am na yu bëri duñ ko mën a wax fii sax mais dañ ciy jaal ñaar wala ñetti poñ yoo xamante si mën nañ ko wax ñu bëgg par exemple ñëpp ñu jàng ci école yi benn bu école tijjee commune bi fexe ba nu ñu mën a dimbalee parents élèves yi ci inscription bu fekkee élève bi juróomi téeméer lay inscrire wala juróom benn téeméer commune bi seet moom lan ci mën a jël subventionné ko maanaam ñaar téeméer la ko mën a subventionné parent bi joxe ñeenti téeméer ñi ci des wala commune bi téeméer la mën a subventionné parent bi joxe li ci des yooyu yëpp xalaat la pour dimbali accompagner parents d'élèves parce que mënuñu wax ni inscription ce sera gratuit loolu dañ ko dee wax du lu yenu maanaa mais dañuy wax lu yenu maanaa loo xam si commune war na ko mën a attan ci xaalisam wala ci xaalis bi nga xamante ni si ci coopération la jóge wala ci yeneen ñi muy lëkkalool pour mën a ñoñal koomam foofu lañ ko teg ñaareel bi bëgg nañu delloo si wala ñu indi xaw ma ba xam amoon na fi cantine scolaire amoon na fi waaw pour indiwaat ko pour xale yi ñenn ñi nga xamante ni si seen kër dafa xaw a sori seen école ñu mën leen a dimbali ba bu ñu wàccee école comme que talaata la ak alxamis ba ñuy dellu seen kër ñu toog école ñu indi leen añ cantine bi jox leen añ ñu añ nga xamante ni dinañ mën a noppal seen jàng dina gën a yëwan ci loolu pour généraliser ko parce que am na déjà école yi nga xamante ni ñu ngi koy def fii ci Ngaye donc xam naa émission bi li ci des bareetul mais pour ñu tëj ko wàllum social boo ko doon xayma ci taux ñaata % la occupé ci sa programme. waaw daanaka comme ni ma ko waxee nii social lu am solo la ci sama programme. parce que bi may wër ci dëkk bi ak sax dëkk yi wër Ngaye gis naa ni poñ la boo xamante ni fokk ñu taxaw fa. parce que nit ñi li ñuy dund metti na rawatina ci Ngaye il faut que ñu wax il faut que ñu wax loolu
parce que boo dee def politique il faut que nga ñemee wax dëgg. ça ne veut pas dire que da ngay raayal rek pour muy rafet il faut que tamit nga wax nit ñi li ñuy jàkkoonteel. jafe na dëkk bi jafe na dafa metti parce que loolu nag bu jafe-jafe bi dafa am yu bëri yu ko waral. maanaam ci li ñuy dund nii sax nan ñaan yàlla mu joxe fi. jeex muy maanaam. pandémie mbas mi. bokk nañ di gën a jafeel dundu askan wi. te loolu nag tout Sénégal du ngaay gis adduna bi yëpp la. nan ñaan yàlla rek mu jóge fi waaye ñun li ñu yaakaar ni mën nañ koo pour def ko social ci dëkk bi. commune bi déjà li muy war a def nga xamante ni traditionnellement ci aada loolu la daan dimbal ci wàllu social. mais dañuy wax ni maanaam kuréel wala usines yi nga xamante ni si ñoo ngi profito ci ngaay du ma tudd tur mais xam nañ ko usines yi nga xamante ñoo ngi profito ci ngaay am na loo xamante ni war nañ koo sàmmonte ak yelleef. muy RSE. RSE responsabilité sociétale de l'entreprise. yoo xam ne war nañ ko seq ak waa ngaay. dañuy financer benn programme financer benn projet ou bien financer yeneen affaire yow naka la ko gisee noonu laa koy waxee loolu laa bu nee xaalis rek bu ñu gis ni xaalis mooy lu ñuy jël. voilà parce que soo nee xaalis rek fii dañuy yaakaar ne xaalis bu ñuy def ci mallette la andi déposer ko ci mairie bi. dugal ci poche. mais am na ci yu ñu ko mën a jaarale comme ni nga waxee nii. ba nga xamante ni si dundinu askan wi dina gën a oyof. maanaam comme par exemple li ma la wax ni cantine scolaire yi. bu RSE bi kii li ma la wax nii ci entreprise xaalis boobu bu ñëwee mën nañu ko jaarale foofu. ak yeneen yoo xamante ni si. bu ñëwee ñu xool fan lañ ko mën a dugal. am fii buñ ko dugalee te nit ñi yëg ko. xam ni ñi fi nekk li ñuy joxe fii. feeñ na ci dëkk bi feeñ na fii waaye xumtoo gi metti na. ñëpp ñu xaalis bi ñu ngi ko fi joxe te kenn gisul ñëpp di wax naan anamu te du boo demee sax du xaalis il faut que nit xam ni lii lan la d'abord fan la jaar ak ñii lañ koy defee ak fii lañ koy dugal ak lan mooy priorité fan lañ ko war a dugal. di wax sax ay priorité dinaa dellu soit tuuti ci ginnaaw. naan ci par exemple ci réalisation ak ci sama programme. parce que da nga doon wax sànq ay tali ak yooyu. man yi baax na tombé waral ay gaaf mais dama wax ni priorité dafa am maanaam gën a xeej ak gën a yay. dama wax ni ay tali am na ngaay dëgg la. mais dama wax ni am na ñu ko gën a yooyal lool. marché dëgg la mën nga faa def tali wala ñëpp di daje waaye ci benn jamono la rek ci bis bi mais boo jëlee tali bu mel nii bu jógee yoonu Pekes bi jëm Riso. ñooñu soxla ñu nañ tali. parce que du waa ngaay rek ñoo fa jaar waa Riso ba waa Kuul ba waa Xandan ba waa ñi ci ginnaaw ñooñu ñëpp foofu la ñuy jaar xam nga kon boo jëloon benn pàcc tali ba fu ngaay génne. nga yemale ko foofu nga xam nga ñiy jaar foofu dina. am lu bëri loo xam ne dina leen dimbali nga jëlaat te li bi jógee route nationale dugg Njóob ba keroog ngay génn ngaay foofu boo fa defoon tëli waa Njóob di nga leen dimbali bu baax lépp ci RSE bi loolu du ci RSE bi loolu gën naa RSE bi mais ci réel damay dabaatal ci réalisation yi ci ni ñu ko waroon a defee man sama gisin parce que tëli yi ni fiy def nii parce que bu état bi ne dinaa defaral waa ngaay waa comme état moo ñëw ni tali fii ngeen koy def fii ak fii ak fii ñi nekk ci dëkk bi ñooy xalaat ni fii kat war nañ faa def tali fii ak fii man sama xalaat bopp ma ni tali yooyu am na feneen fu mu gën a yell lool pour fi ñu ko def man détournement d'objectif daal du ma ko mën a wax parce que nekkuma fa mais man li ma gis man te li ma yaakaar ne moo war a nekk te ñi ma nekkal ak waa ngaay ñu bëri tamit loolu lañ gis ni moo war a mën a nekk boo jëloon tali Njóob bi nga def fa goudron te li Riso bi bay génn nga def fa goudron yaakaar nañ ni lu bëri waa ngaay dinañu wax alhamdulilah parce que waa Njóob tël bu xonq yi sonal na leen feebar yi ak bu ndox bu nawet bi ñëwee inondation moo fay am boo fa defoon tëli yaakaar naa ni ci tëli yi nekk yin fi def fii nii dina leen amal njëriñ te waa Lébu gi ak waa Riso boo fa defoon tëli ba muy génn buntu ngaay dina leen amal solo man loolu laa wax priorité dëgg la mooy saytu fi nga xam ne moo gën a fa la war a gën a mën a yey fu yellool ñu ko gën a yelloo ñu def ko fa dégg nañ sa wax aussi nga wax ne politique rafetal la mais du tere wax dëgg est-ce que Mor Diop dafa bokk ci candidat yi nga xamante ni dañuy wax seen adversaire politique yi lu ñaaw wax ju ñaaw parce que gis nañ fan yi réseaux sociaux yi xaw na jax torop yaakaar naa ni bu fekkee am na ñu may topp di ma suivre ci réseaux sociaux yi wala ci journal yi wala ci journaux yi autant pour moi
déjà d'abord ku xam Mor Diop. ñi ma xam dëgg fii ci Ngaye ak feneen. xam nañu du noonu laay doxee du noonu laa bindoo du noonu lan ma yare. surtout pour wax ju ñaaw taluma ko premièrement deuxièmement xamuma ko mënuma ko moo ko jéem doon ci du ma ko mën. déjà kon loolu kenn mënuma fa séntu ba gis ma fa. li may woote daal mooy ay élections la ñu jëm. nee nañu le 23 janvier 2022 lay def. am na benn interview ma defoon ci benn journal bërki dem ma ni 23 janvier day passé. ñun ñooy dundaat te xamante nañ dëkk bu toll ni Ngaye fanweeri junni nit donc ñoo fi def ñun ñëpp ñoo xamante. kon kenn ku ne buy wax na xam li muy wax moroomam. parce que après bu élection yi jeexee il faut que ñooy demalante waat ñooy duggalante waat il faut que ñu xam lu ñuy wax. donc moo tax moo wax ni taluma man di wax nit ñi ñu ñëw taluma ko man li ma tal mooy sama programme bi lu may def ba waa Ngaye jot ci jàng ko xam ko ma xam ñu xam lan laa leen bëggal ak lan laa leen jariñ loolu mooy sama priorité mooy li nga xam ne ci laa xar sama tànk tubéy leneen lu dul loolu gisuma ko taluma saaga nit taluma sànni xeer man li ma koy faral di wax man duma sànni xeer taluma génn ci naaj di sànni xeer leneen laa tal maanaam wax ak askan wi wax lu leen jariñ man loolu la tal mais taluma leneen ku ma fekk ci loolu alhamdulilah ku ma ci fekkul tamit boo ma woowee doo ma gis feneen. agsi nañ fi ñuy ndax keppe émission bi monsieur Mor Diop Kajoor Entertainment mi ngi lay jaajëfal. kon mbokk yi di leen jaajëfal ci déglu bi ak teewlu bi di wax ne seen émission la woon allo monsieur le maire ki leen ko doon présenté nekk seen xarit seen doomu ndey Annaly Ngaye di leen dig daje ci beneen numéro ak beneen candidat ci allo monsieur le maire jaajëf.